jàngat bi jàngatu simple la en principe procureur bu génn pour wax ci affaire bu mel nii warul nekk lu jaaxal kenn dans une démocratie ak état boo xam ne état de buy aw ci yoon la loolu mooy principe bi lépp lu laal société bi procureur daa war a jóg wax ci ndax procureur moom mooy aar société bi bis bu ñu tooñee société bi ak askan bi procureur mooy jóg pour wax ci dalal seen xel xamal leen ne moom war na ci jël ay matukaay pour loolu am fu mu féete waaye dafa am lu ñuy wax procureur de la république mooy lu ñëpp bokk bu fekkee procureur politique la nag wala procureur état la wala politique parti la day nekk leneen ci biir procureur rafetlu dañ muy génn di wax chaque fois bu fekkee ne askan bi am na lu leen jaaxal lu ñu am ci ay jiixi jaaxa ndax bul fàtte ne justice moom mooy tax réew di dal bu nit ñi demee ba amatuñu confiance ci justice bi dañuy fajal seen bopp boobaa société amatul kooku nag koy garanti mooy procureur de la République nga xam ne dafa war a tëdd njaaxaanaay nekkal fi askan bi. bi procureur affaire bi amee aussi ba nga xam ne seen naataango yooyu nekk BBC effectivement def nañu benn reportage wax ci yoo xam ne mu ngi ñu dal suñu pétrole bi ñu gis Sénégal fii mu nekk loo xam ne du lu bees parce que ñu bëri waxoon nañ ko ñu bëri xamaloon nañ aussi état bi ban rôle la ci joué woon maanaam ñi fi nekk xaj na dañ ko sofantaloon parce que ñun ñi nga xam ne spécialiste ñu ci ay affaire yoon wax nañ ci ñi nga xam ne aussi xam nañ dañ mooy bonne gouvernance maanaam ni ñu war a doxalee ci réew wax nañ ci mais nag xaj na ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndeyu mbëll gi dañ ko soofantaloon pour bañ mu am benn importance BBC aussi def na ci reportage bi mu ñëwee xool ñi nga xam ne waxoon nañ ci mu interviewé leen dem ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk yor réew mi mu interviewé leen loolu aussi dañ koy fàtte ñooñu bëgguñu ci woon wax BBC jël décision pour génne rapport am ci enquête am en tant que journaliste yaakaar naa ne sax bi mu demee ba jël décision pour def enquête bi ñi nga xam ne ñoom la concerné dañ ko woone ko bàyyi ñu répondre envoyé ko ay réponses BBC arrêté exploité réponses yooyu dem bés biir gis ne li ñu ko jox moom terewul mu war a génne li nga xam ne am nañ comme information jël responsabilité am parce que am na fu mu ko teg fu wóor bi mu ko génne nag loolu yëngal na askan bi ñëpp jaaxale ci ñi ci waxoon bu njëkk dellusiwaat ci mu xaw a tiital ñi nga xam ne ñoom ñooy ndey bi li ñoo nekk ci ginnaaw bu dala xelu nit ñi ñu ne procureur daa war a wax procureur boobaa waru woon xaar ñoo ko waxal daa war a jël genn wax mais procureur bu mu génn lu mu wax dafa ne jot na ndigal ci ay kilifaam pour mu wax ci kan mooy kilifa procureur mooy président de la république ak ministre de la justice or bu leen fàtte ne ministre de la justice aussi politique la preuve bi affaire bi amee génn na mu wax ci mu commencé am ñu mu seetal ak ñu mu dugal te loolu woon rôlam kon kooku bu waxee procureur waxal te procureur nekk koo xam ne ci waawam lay doxee mën nañu gëm ne li mu bëgg procureur wax moom lay wax te loolu feeñ na ci waxu procureur parce que mu génne def ne jot na ndigal ci ay kilifaam mu xamal ne léegi képp koo xam ne am nga ay looy wax demal ci kanamu police ak gendarmerie nga wax ko fa waaye kenn bu mu nekk ci télévision yi di wax ni mu ko waxee ak ni mu ko soofantale wala ne procureur sax xamul gëddaam lan la parce que booy wax ak nit ñi naan leen jàkka jàngo ku nekk noddal yow joxoo cër doomu aadama yi tax ñu teg la foofu si ba xamoo lan mooy sa cër procureur dafa war a incarner benn personnalité booy wax waxam dafa war a am benn fulla ak feeñ war ko dëggu ci biir bu ne dem leen foofu ngeen wax fi moom yaakaar naa loolu du woon cëram aussi moom yëf yi taxaw na am na ay plainte yu mu jot na ci ay information war naa mën a dem moom ci boppam mu wax ay service am ne dem leen ngeen woo képp koo xam ne wax na ci mu jox leen information bu mu wax ba pare taxi nag daal di ne non seulement wax naa police ak gendarmerie ñu dem képp koo xam ne wax na ci ñu woo la laaj la information waaye kenn koo xam ne woowuñu la te yëguñu ko te am information ñëwoon nga joxaat ñu information ci biir loolu mooy wax bu aw yenu maana ba si laa jëm ci parce que procureur mënoon na ne man information bi yëg naa ko te man maa fi nekk pour garantir société bi mu calme jël naa décision pour wax gendarmerie ak police ñu woo ñëpp ñoo xam ne tudd nañ leen ci ak dossier yëpp ñu jàmbal ko xool nekk ci biir ba pare mu waxale nag képp koo xam ne aussi am nga information nga ne citoyen ñaan naa nga ñëw aussi joxe ñu information boobu loolu mën na ko ñaan nit ñi mais dafa fare war a fekk d'abord moom mu jël ay services yi nga xam ne loolu tax ñu nekk fi am na information ñu dem càmbari pour indi ci biir noonu la woon a waxee bi ci des mooy bu procureur waxee loolu ba pare du fa dégg naa mu wax ne boobaa bu ñu defee enquête ba pare bu fekkee ne jar na am lu ñu war a topp ñu topp jëru topp ñu topp ci biir procureur loolu du rôle am ci biir tey duñ ko woon xaar tey mooy mu ubbi enquête bi instruction bi démarré
mais du question moom mu toog tey naan damay wax appel en témoin pour nit ñoo wax si mbir boobaa bu kenn ñëwul nag. waaw parce que journaliste yi laajte nañ ko nee nañ yaa ngi woote pour ko am preuve mu ñëw mais comme par exemple ñi ci cité muy Abdoul Mbaye bi ci prononcé wu Mamadou Lamine Diallo Ousmane Sonko waxoon na ci wàllu pétrole bi ñoom bu ñu ñëwul nu muy demee mais dafa ne justement ñoom dinañ ñëw yaakaar na ne dinañ ñëw. loolu mooy wane ne moom joué wu rôle am parce que amuñu lu ñuy yaakaar parce que ñoom ñoo taxaw accuser ay nit wax joxe ay preuve brandir ko. ñu pourtant bi ñu waxee BBC dafa ne kooku dinañ ko yónnee convocation. waaw boobu nag la waroon a war ne kon ba nga xamee ñooñu wax nañu jël seen responsabilité taxaw wax te nekkuñu n'importe qui parce que yor nañu ay documents te wax nañu day na war a woor neen kaay neen yéen fi wax lii laa bëgg comme preuve pour xool ba xam jox ko juge d'instruction ubbi information juge bi évaluer pour xool ndax ñii li ñu doon wax ak li ñu yoree lu yor wala yorewul maana si biir du procureur moom mooy décider ndax après yenn na maana moom day ñëw rek ubbi enquête bi juge moom mooy instruire dem woo nit ñi diglu leen police joxe ay dossiers am seen joxe dossier am juge bi expliquer pour xool ba xam ndax lii la yenn maana la mais du procureur mooy risque tey ba xam ndax lii war leen si biir procureur daa war a xool lu muy communiquer. waaw parce que bala ngaa convoqué point de presse di wax nit ñi ne lii lañuy jël comme décision pour def ko day fekk say matukaay yëpp nga jël ko dafa am leneen am si biir procureur dafa def ay erreur ndax boo génnee si dossier wu mu dugg si affaire u dossier OFNAC bi nee na am na kuñ si tudd kooku enquête bi joxu ko pour mu tontu loolu du rôle procureur rôle am mooy comme dossier bi ak na si moom dafa war a ubbi benn information si juge bi bu juge bi xoolee ne ba ñuy defal dossier bi kii nga xam ne moom la ñu incriminé kenn laaju ko woon juge bi dina jël ay mesures moom xool la ñu wax si biir loolu du rôle procureur procureur nekkul défenseur ku ñu accusé dafa juum encore loolu mooy wan lan que procureur bi muy dem di waxi dañ naan ko demal nga wax parce que bul fàtte ne procureur dafa am chef muy ministre de la justice am chef muy procureur général dañ naan ko li nga war a te bu loolu ñu ko wax bu ko waxul ñu jël ko teg ko morom mu wax ko parce que y a si droit dañuy wax le principe de l'indivisibilité du parquet et le parquet muy procureur dafay jot ay instructions écrites de la part de la hiérarchie mooy son chef tey ñaara mën a nekk mu ne man lii laa bëgg a doxal parce que nag ak lu ma nekk tey agent public magistrat la am naa suma indépendance lii laa koy doxale ñu ne ko mënul nekk mu démissionné jël responsabilité baa mu toog nag accepté lépp ñu wax mu def ko mu accepté conditions yi dans ce cas là procureur nekkatul défenseur de société bi mais day nekk benn bras séculier boo xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom ñu incriminé boo gisee tey dossier bi ñi ci tur bëri na lool tudd nañu si le ministre de l'intérieur tey dégg nga ne tey am na ñu bëgg a def seen benn rassemblement ministre de l'intérieur mu ne préfet du am mais préfet ko jox ordre le ministre de l'intérieur ki ñu tudd si mbir mi mu ne fàng dina accepté préfet di joxe ñuy def ay rassemblement danaan préfet bu mu am te moom lañ ko si tudd amut moom idée même disqualifié aujourd'hui bu mu taxaw di jox ay ordre préfet bi tey de même tey ministre de la justice bi taxaw daan ne rek président bi ñu tudd deful dara il est disqualifié pour mu jox ordre procureur pour mu dem ne ko demee nga ubbi enquête si biir procureur mooy jël responsabilité xam ne nit ki bu ñu la nommé ki lay nommé na la waaye yoon moo ne moo la war a nommé waaye c'est prérogatif yoon moo la ko jox nga xool na nga koy doxalee si biir kon mën naa gëm ne lii yëpp ay waxu caaxaan la dañuy egg si réew moo xam ne suñu bànqaas yi nga xam ne moo tës dañu koy nasaxal fi ñu toll te kenn du si mucc